moom lu mu dala yëkkati ak la nga xamante ni moo ñëwal ci wàllum accusation yi nga xamante ni amoon na diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr daal dina ci addu waaye nag démb keneen ku ñu fi dalaloon fii ci Mbégte Koor daal di addu ci li ni mel mu di Karim Xurum Xax moom daal di jàpp ne Mame Mbaye Niang dafa façon yéene quitter Macky Sall ngir dem ci ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko demoon sax bay lijjanti ñu ko war a yóbbu ci Ousmane Sonko dem sax ba ñi nga xam ne ñoom la doon sekkal loolu moom ñu ngi ko doon wone ko est-ce que moom Karim du jël Mame Mbaye Niang yóbbu ko ci ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko xam naa dañuy teewlu vidéo bi ndànk rek. seetaan naa ko. ay membres yoo xam ni ñoo xam ne ay ex membre de Pastef lañ wala bu ñu ay ex membre ay membre Pastef lañ xëy na peut-être amuñu link trop ak Ousmane Sonko quoi wala peut-être Ousmane Sonko déglu. bi xeex bi bare ba nga xam ne xeex bi métti na deuxième jour xeex bi Mame Mbaye Niang man dama lay wax ni man tam samay grand yoo xam ni ay grand lañ yoo xam ni xam naa leen bu baax waaye ay membres yoo xam ni ñoo xam ne ay ex membre de Pastef lañ wala bu ñu ay ex membre ay membre Pastef lañ xëy na peut-être amuñu link trop ak Ousmane Sonko quoi wala peut-être Ousmane Sonko déglu wala jotuñu si moom carrément. grand yi États-Unis lañ nekk ay xaritu Mame Mbaye Niang lañ dañuy déggante ak moom Mame Mbaye Niang da doon waaj a def déclaration deuxième jour manifestation yi pour ne bàyyi na Macky Sall doon négocier pour gis Macky Sall pour gis Sonko. non dafa naan. dama la koy répété kay. voilà mu ngi noonu donc loolu mooy kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ni ko démb am nag ñaari laaj yoo xam ne dañ koy teg ci taabal ji. ndax dafa di ab complot politique boo xamante ni moo waroon a mën a am ba mujjee échoué. wala dafa di ay kàddu naxa sa xandang jegewul naxa sa xandang sax dama lay misaalal kooku rek jëmm jooju mu tudd. Mame Mbaye waaw dafa am benn góor benn jigéen dafa jël doomam ne ko jox ko ñeent fukki dërëm 200 francs ne ko boo demee ca marché ba nga jëndal ma ñaar fukki dërëm yi soow jëndal ma ñaar fukki dërëm yi caakiri xale ba dem ba ca marché ba dellu siwaat ci yaayam di jooy yaay ji ne ko looy jooy mu ne ko 200 yi nga ma jox damaa xamul ban 100 francs laay jënde soow ak ban 100 francs laay jënde caakiri kooku mooy Mame Mbaye Niang maanaam waxam yépp boo ko seetloo déglu ko démb dëggantaan te na ngeen delluwaat ngeen tëdd ci lal ngeen déglu ko dama koy tënk ca wax ja mu waxoon Idrissa Seck waxam bu doon tey dama koy àtte ci charia waxam julliwul séentu woon nañ ko ci keneen ku dul doomu imam parce que waroon nañ ko xool baayam di du wax loolu mukk ci àdduna xam na lan la charia wax ci waxal nit loo xamante ni wéer na la ni nekkul ci moom surtout njaaloo te waxul sax yem ci booba dafa jël indi yeneen waaye nag bu fekkee ni ay yeneen ak yeneen la indi déglu naa ko bu baax a baax waaye nag bu fekkoon ni dafa jóge ci gémmiñu keneen ku dëggu jóge ci gémmiñu keneen koo xamante ni bu réewam taxawee dana engagé wu am détermination du làqatu ci gannaaw yu nit dëggu ci li muy wax roy woy juróom kon su boobaa mu xaw a safe waaye day waxoon na fi ne Idrissa Seck dafa luubal xaalis ba indi ay këyit benn télé boo xamante ni jigéen moo ko doon animé mu teg këyit yi ratatat ba muy waaj a daaneel laa ne leen kii waxam ku ci dóor sa doom yaa ko gaañ parce que balaa muy pare taxañ na këyit yi yépp delloo ci biir saagam loolu nag Babacar moo war a dañ ci réew mi te loolu la ñu nekk pour di ko xeex Babacar neexuma daal danaa fexe ba Babacar dana tilim ba takk ñoom wutuñu pour naan Sonko dafa njaaloo wala Sonko dafa dem violer xale bi wutuñu loolu li ñuy wut ñu ngi koy préparé di ñëw ëllëg campagne am fu mu tourné ñu naan ko violeur yàq derem la ñu taxaw ñoom ñépp tant qu'ils sont sariya tëral na leen dóor na leen 80 coups. waaw foofu laa bëggoon ñu ñëwaat parce que dama see am laaj. waaw léegi bu fekkee sariya dafa dóor ki jiiñ nit viol te fekk defu ko 80 coups. waaw ki na viol amul te viol ba mujj am wala dara leeru ko lu ko sariya di def. waaw kooka moom. parce que kenn nekku fa woon tamit nag. déedéet dafa ndànk xam nga gis nga foofu ngeen di juumee damay dégg am ku naan nañu teg alquran yi te bàyyi di ci giñ xam nga nañ dikk ci kaa bi rek. waaw man boo ma tontuwul dinaa préciser waat de man li ma bëgg waaw nga nañ dikk ci wax lu sariya wax. waaw ci wax maag Mouhamed kese nekk fenn. waaw ñu jénn nekkoo fa woon. waaw nga bëgg faa àtte mbir ne dara xewu fa wala lii Mouhamed a tooñ wala Ahmed a tooñ. lu sariya wax ko wax le contraire loolu laa bëgg xam. keneen ka taxaw moom laay ñëw ne la xam nga tey misaal bi may joxe
bu dee ku góor ki wax na ci fii bu dee ku jigéen ki wax na ñaaree am ñu def xiyaas wala dañuy dellu ci charia ma dellu si waatoon ne la am na ku ne keroog bi ma fi defee émission ba pare mu ne nañu teg alxuraan bi mais ku ñuy jiiñ njaalu ci alxuraan nga koy waate su ma juum sooratu Nuur la ku ñu porte plainte. waxuma porte plainte ku ñu ko jiiñ kay romb na porte plainte. non jiiñ na njëkk porte plainte si réew mi mel ni Sénégal. waaw maa ngi ñëw si réew mi mel ni Sénégal. mani ku ñu ko jiiñ xam nga fooy dem. mani xam nga fooy dem. maa bu la ngi ñëw. convoqué section de recherche. waaw da nga dem section de recherche nga lay. waa bu la woowee bureau kii. juge du 8e cabinet balaa mu ne premier cabinet. waaw da ngay dem foofu. loolu laa lay bu demee tontu premier cabinet nga dem foofu. loolu laa lay tontu réew si mel ni Sénégal. loolu laa lay tontu si. ay Sénégal kaa mi amu ci wàll. baal ma ñëw loolu laa leen di tontu si. foofa amaguma ci pour tontu parce que excès guma fi. dafa am ki nga xamante ni moo tuumaal. dafa indi charia teg lépp charia. de leen xoolaat bu baax baax vidéo yi dama ni ki tuumaal nañ tuddi Ousmane Sonko charia li indi teg. ki ñu tuumaal dañ koo def oustaz bu jigéen. waaye ki ñu tuumaal. non déglu ma. ki tuumaal maanaam Adji Sarr mi tuumaal ki tuumaal Ousmane Ousmane Sonko. waaw dañ koo def oustaza. xam nga lan mooy oustaza dañ koo muur ba mu daj indi ko teg ko la mu def di début à la fin dara dëppoo wu ceeg li ñu soxla daf ni waat na waatul maa ngi taxaw sama bàmmeelu yaay du waat barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass du waat man araada ay yaxlif fal yaxlif billah aw yasmut bu demee nag li tax may tudd lii mooy moom li mu présenté wu jamono jooju bés boobu mooy ni dafa ñëw di tënku ci sharia ba teg ca nag fa ko gën a daaneel mooy bu fekkee ni Ousmane Sonko nangu naa ñëw waxatuma sax viol waaye bu nangoo ñëw waat ci kaamil mais moom lu tere ba ko maître El Hadj Diouf bu nguufaanee indi ko foofu mu koy defee lu ko tere mu bokk kaamil am waat ca moom yow waatoo ci kaamil te waat gi moom la war a njëkke moom moo ko war a njëkke Ousmane Sonko du ko njëkke ci liñ jàng ci sariya. est-ce que pour fay wax ji Sonko mënul woon jël rek waat. déedéet du fay wax ñaaray am moom moo tuumaal mooy indi lu tax ñu ne lii mu tuumaal am na. Ousmane Sonko est-ce que du seetal daram moom itam. waaye déedéet setal daram jotagul. ki ñuy tuumaal defoo ko. setal daram xam nga kii setal daram ki njëkk a tuumaal mooy def loo xamante ni dana wér ni lii mu wax dëgg la. moom la mu def kay muy moom weesu dem dafa porter bëgg a plainte. présenté wu pour doon président de la République. waaye te am na loolu lu ñu nañ ko teg fële. raison de plus looloo tax. raison de plus pour mu war a setal daram. déedéet bu ne raison de plus pour mu war a setal daram looloo tax ñu teg ko lii ñu ko teg. ambition dong la du leneen. baal ma may eggal bu ngeen daggee sama wax. li ma bëgg a feeñal du feeñ. waaw allez-y man maa ngi lay xaar nga daaneel rek. tontu ma parce que tontoo góoma ba léegi. ci sariya dama ni foofu laay ñëw dama ni. kuy àtte. ki nga lu mu fekkewul lu ci sariya baal ma ñëw ki nga xamante ni mbir moom boo ko xasee indi ca penc la daloon Seydina Omar ak doom ja rek mooy àtte daal dinay taxaw ndax doom ju ñu tudde Aba Chahma da koo daloon mandi te da koo daloon mu génn dem joteeg benn jigéen mandi génn joteeg benn jigéen da koo siif comme li ngeen di wax viol mu jëlee ca ëmb mais bi mu ñëwee ci Omar moom ndaw si dafa fekk Omar toog di waaraate man mii joué naa film boobu di waaraate mu ñëw ne ko bébé bii ma yore day sa doom moo ko jur mu ne ko naka la koy juree te defu leen li sariya laaj mu ne ko dafa mos a màndi fekk ma ci trottoir yi violé ma mu ne ko lii ngay wax est-ce que dëgg la mu ubbi alquran wuti suuratu nuur suma juuma giñ ca ñetti yoon giñ naa ci yàlla billaahi wallaahi taalaahi mu leer nañ ne giñ naa ci yàlla ni sa doom Aba Chahma moo ma tëddee ba muy eggal ñettee Seydina Omar ne ko doy na te ci pénc mi la ko defe kon moom mi tuuma moom mi ne dañ ko fekk fañ ko fekk def ko lañ ko def ba pare nag présenté wu ci kanamu nit ñi muuru ba mel ne Umu Kalsum moom moo waroon a ñëw tey wane ni lii dañ ko koo def foofu la bañ di bañe ca mbànjaxaay ga ba pare nag bëgg ne na ku góor ki ñëw diw na ñëw jàpp ba sell taxaw ci kanamu kaamil waat ne defuma lii kan nga yàpp man damaa bëgg a baax. baal ma eggale baal ma eggale pare bu maa ngi daaneel kan nga yàpp beneen bi ci des ñu tëje ko ci Ousmane Sonko laay ñëw waaye moom ku ko dégg xam ni fa mu war a jaar na fa
dañ ne Ousmane na waat xam nga waat mooy lan billahi wallahi te bu dul benn du ñaar wax na ko léegi nag kaay nga jàpp julli ñaari rakka dóor ci kaamil wax ni du yow te nga ne yow da nga yóbbu mbir mi ci justice boo ko defee ma retirer son plainte nañ la caw ay yar loolu mooy dëgg. léegi imaam damaa bëgg a baam sama laaj parce que damaa bëgg a xam. man damaa bëgg a xam. man waxuma Sonko waxuma Adji Sarr damaa bëgg a xam jullit buy àtte lu ko leeru mbir xew te nekk fa woon mu koy àtte lan la ko sariyaate. loolu rek laa bëgg a xam fii man dama waxuma kaaw Adji Sarr Sonko maanaam damaa bëgg a xam rek baal ma ñëw rek man damaa paar man. li ma wax yépp dama ni leen yàlla nee na yonent bi nee na boroom xam-xam yi nee nañ te ci loolu laa tënku. te la tax ma wax ko moom moo indi teg charia. waaw man ba tey yaa ngi may delloo ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr man damaa bëgg a xam Ousmane Sonko dama ni. damaa bëgg a xam maanaam ñàkk a maadu ci mbir moo fekkewul ba ci àtte amatul maadu waxuma Ousmane Adji Sarr ak Ousmane Sonko lu tax nga bëgg maa delloo foofu tout ça rek delloo la ci parce que xew-xew bii ñuy wax. xew-xew bii ñuy wax soo bëggee mani la loo xamul noppi ca du sotti xam-xam am na ci. mais imam question bi lenn la. soo bëggee mani la loo xamul maandu ca. xam nga l'islam daf ni min husni islamil mar'i hadis boobu laa lay indi. bokk na ci lii couleur l'islamu nit. mooy tarkuhu ma la yaani mu bàyyi dugg wala wax lu yoonam nekkul. est-ce que yow ak lu mu xamul. est-ce que yow mënoon nga toog xaarandi ne Mame Mbaye Niang un jour dina xalaat quitter Macky Sall pour dem ci Ousmane Sonko. lu mën a nekk la. kon yow da nga jàpp ne Karim lu mu wax am na. non xoolal xam nga man de Karim ba ma ko xamee ba léegi lépp lu mu wax ah su dee 100 day 99 ya man nekk na dëgg mosuma ko dégg ci caaxaan mosuma ko dégg ci fen waaye kooku mu jëmale ay waxam. bu dul benn du ñaar wax na wax ja dañ. Karim nag waxam jàllu muus la boo waxee daal di cay teg ndax dafa naroon a dem. moom wax na ko da ngeen koy gëm wala ña ca États-Unis atte loolu wala moom mu génn wax. tey jii yow en tant que. mais li ma jaaxal nag li tax ma xaw ko gëm. wala ma gëm ko. mooy waaye ba coow li xewee ba léegi li Barthélemy wax kan moo génn wax boobaak léegi mat na weer de ak nangam tey moom mën nañ toog ci plateau yi di wax booba la wax neex nag. mais en tant que jegeñaale Ousmane Sonko est-ce que tey di nga ko conseillé ku mel ni Mame Mbaye Niang bëgg a quitter Macky pour ñëw ci moom est-ce que yow ànd nga ci doxalin boobu. waaw xam nga bu dee man li may incarné man gis nga nit bu demee dugg ci daairatu maanaam cercle mbon. cercle bon. cercle bu bon. da nga koy qualifier comme Laxdari yu lam la wax. daf ni ku dem. ba yëg ni fa nga jëm du foofa. nga dellu si regretter loola nañu effacer la jiitu woon. est-ce que boobaa loolu dina jox Ousmane Sonko benn coppite parce que fekkee am na lu muy. incarné bu ñu ko deful réew mi 95% yi ci loolu la ñuy dëkk. yow kay yow mi mu ñëw ci yow yaay xool nooy gën a seetali jikko ja mu amee woon fële ca Benno Bokk Yaakaar nga jéem ko instauré jikko yi Pastef. imam kiy wax nii politicien bi mooy wax wala imam bi mooy wax. ñaar yépp ngeen ma invité. parce que départ wu leen ci imam da ngeen maa invité na conseiller économique. ba pare su ngeen di poser question ne imam. moo tax paaka ñaari boor laa bu ngeen ma ci laaj ma tontu leen ci la ma xam. est-ce que nekkul ne sa waaye fi mu laal a métti rek moo tax yéen ñëpp ngeen xëy rek. kan fi mu laal a métti. Mame Mbaye li ñu ko laalal moo gën a Sonko li ñu ko laalal looloo ci gën a tuuti xam nga lu ñu ko deseel Sonko wasin na indi liir bu tooy xep bu dul moom la ñu ne bii moom la mais d'accord naa lu nekk de je suis pas sonkis bokkuma ci Pastef wax naa leen ko fii Diallo encore une fois. Diallo yow moom bés bu imaam di dem di nga pataas bu tàng jëpp xam nga pataas. waaw bu ñu seppee ci cin. jigéen ñiy togg xam nañ ko. ay toog saa nu ñu ko tuddee toog fële ñuy duggee Dakar fi mu demoon bërki dem di fa diggee. jam ñaajo toog jam ñaajo noonu woy li fi xewoon dëmb bërki dëmb dootu fi amaat. non am na lu ñu réeree barke Seydina Muhammad am na lu ñu réeree. mais nag c'est normal parce que lu la bett gis nga Mame Mbaye Niang yi ngeen di wax borom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm lu la bett amul nooy def ba du la mën mais am na lu Serigne Moussa Ka wayoon de te ñu ngi koy tasaare ci réseaux sociaux yi na def la mu defoon wax ji kay du jeex dafa waroon a taxaw ne dinaa def li ma defoon te li fi xewoon dootu fi xewaat. voilà mu ngi noonu kon Ahmed. Mame Mbaye Niang danaa def li ma defoon te li fi xewoon moom mii
na dem ne danañu def li ñu defoon te li fi xewoon du fi xewaat man foogoon naa ni sax nekkatul ci état man dama ko gëj a gis bi ma ko gisee sax ak kii bi nii kanam gi nii dama ne doon laajte kii kan la mais bi ma demee ba ci biir laa xam ni moom la waaye toujours nag loolu da koy dal bombe à retardement day xaar ba événement yi avancé mu soog a génn commencé lu nekk mu wax. waaw parce que tamit moment boobu bu ñu fàttale ko bu baax seen patron ñoom ñëpp def na leen noonu bu kenn wax ci mbir. waaye bu kenn wax lan am na ñu doon génn di wax. man maa ngi félicité di encouragé Moustapha kii te mu dëkk Guinguinéo te ñu dénk ko affaire mbalit yi la xaw ma nu mu tuddati. ñëw na fii invité ngeen ko. Moustapha Ndiaye la xaw ma damay fàttali nu mu tudd. kii la président conseil départemental bu Guinguinéo. kii yor Prodac. très bien. waaw kii nga Pape Malick Ndour Pape Malick Ndour. man si la Guinguinéo. gis nga nit booy engagé bul desal dara Pape Malick Ndour nëbbatuwul làqatuwul demul ci hôtel yi jéggiwul ba frontière ni ñu koy tuddee kii fii Yaya Jammeh dëkkoon. Gambie day jéggiwul ba frontière Gambie. mu tëdd foofa de xaar ñu ne wóob rek mu daw dugg biir Gambie. kan moo nekkoon frontière. gis nga wax mu egg dafa ko moom. waaw imam nag boo tàmbalee wax mu egg dafa ko moom gis nga kooku nga tudd. kooku moom Macky Sall yaa may dégg ku jara àndal kooku la. kon Mame Mbaye Niang da nga bëgg wax ne Mame parce Mbaye que Niang frontière Gambie la nekkoon loolu bu ma tuddoon Mame Mbaye Niang dama ni kooku laa wax ba xeex di jot ba guerre bi di tàng moom rek ngay gis ci télé yi muy wër di défendre gaañ keneen amul. vice président assemblée. waaw vice démb président Karim tamit Karim xurum xaq démb fii nee na ko jàpp nañ ne na ko Macky Sall jàpp bu baax ndax moom rek ko doon xeex. xam nga vice président mooy ku tuuti gi. Abdou Mbow nu mu tuddati Abdou Mbow la maa koy jéggalu sax loolu laa ko mën a dàkkantele moom yàlla da koon nattoo Macky Sall mu bëgg Macky Sall dañ ko koy nangul mën nañ ko nangul amul sax lu ñuy dem parce que nit ki lu muy sóobu na ca dëggu mais waa jooju ma leen wax Pape Malick Ndour ku jar a bàyyi xel te plateau yëpp maanaam il est loyal. plateau yëpp la doon wër benn jigéen da laa fi gis mu génn Sira Ndiaye. defaatu ko de Sira ñëw na si sa tolluwaay. defaatu ko de xam naa ni génn boobu moom xaw na koo coûter cher may delluwaat ci li imam Ndaw wax dama koy répété waat jigéen joo xamante ni sa réunion ak sa sidit yi deretu góor mu ngi ci daw doo défendre soxna soosu. waaw comme ñoom laa bëggoon de kenn ku ci nekk sa xalaat Mouhamed ak Mame Mbaye Niang ndax mën na lengeeku ci Macky Sall ñëw lenguwu ci Ousmane Sonko comme ni ko Abdou Karim waxee. waaw xam nga période boobu dafa nekkoon benn période bu xaw a difficile tuuti. réew mi yëngu woon na yëngu boo xam ne nii kenn xaaru ko woon mbetteel mën naa am. mbir nag bu si ay yeneen i mbir laxasoo lu ñu xaarutoon kon mën neen xaar tamit yeneen yu ñu xaarutoon mën see am. ndaxte politique tamit dafa am nu mu làmboo fii nii Sénégal. homme politique nga weddil ko yenn yi day jafe même bu nekkee ne aussi du loon loo xam ne aussi da nga koy dëggal kii wax Abdou Karim Gueye xam nañ ko naam waaye tamit du doon loo xam ne nii daal mën nañ si àddu waaye li am solo mooy tekkaaral bu Mame Mbaye Niang c'est constant mais mën nañ koo comprendre si beneen wàll tamit mën nañ koo bañ a comprendre mën nañ koo comprendre parce que Mame Mbaye Niang il peut se dire que moom dafa nekkoon ci gouvernement amoon ci Mame Mbaye Niang loo ko mënti waxal jamono yi muy nekk ministre du tourisme jamono yi muy yor tamit jeunesse ak emploi jamono jooju sax te Prodac nekkoon ci ministère am jamono jooju daan na jën xeex même bu nekkee dina génn wax loo xam ne nii réseaux sociaux yëpp dina ko màbb mais dina ko def suba mu jugaat defaat loolu daan na ko def bi mu nekkee ci gouvernement bi ñeme woon na front lool daan na métti lool ci moom daan na ci débat yenn saay ñu làpp ko làpp yu métti mais teewul day ñëwaat donc moom meloon na noonu mais ñu génnee ko ci gouvernement bi daf ko chef de cabinet sax bokkul ak directeur de cabinet chef de cabinet lañ ko def donc moom il faut se dire comme dama nekkoon ci gouvernement bi di xeex président jëlee ma fi indi ñeneen kon ñoom fi teg ñoom nañ xeex ñoom nañ def cër bi il peut être dans cette posture là mën nañ ko comprendre ci waaye mën nañ ko bañ a comprendre tamit ndaxte réew mi dafa tolloon foo xam ne nii ñu bëri ci ñoom li ñu doon wax mooy c'était une affaire privée man loolu d'accord ma ci woon parce que bu nekkee ci situation bu mel noonu donte ne une affaire privée la mais Ousmane Sonko moom moo ci dugal président Macky Sall kon ñi nekkoon taxawaay waa APR moo ñu génn wax ne complot amul bañ a dugg ci ndax diggante Adji Sarr ak Sonko dara xew na fa loolu seen yoon mën na see bañ a nekk waaye ñu démonter argumentaire Sonko bii di naan complot la te président Macky Sall moom moo kii ñoom foofu nag lañ amee retard boo xoolee dañoo yéex a génn ba ñuy génn fekk na bay way na mbuus comme ni ñu koy waxee. est-ce que nekkul leen
affaire Sonko génnewul jëmm ji. waaw moom génnam sax moo am na affaire Sonko génnewu ko. génnam sax moo gën a yëg mais Diouf Sarr doo nga taxoon mu génn. mais am na beneen bataille boo xam te ne aussi dafa am biir APR. waaye bataille boobu la. bataille boobu dafa am biir APR du sax gën naa yaatu digganteem ak Diouf Sarr ñëpp xam ne ñoom ñaar duñu jaaroo taal mais gën naa yaatu lool effectivement bi mu génnee mais booy xool cible am du Diouf Sarr kese ñu bari ñu nekk ci gouvernement bi la. c'était une manière de dire au président de la République da nga juum ci say choix yi mu def yaa ko def assumer ko parce que mi ngi naan gouvernement bi am na ñu bare boo xam danoo tële te loolu xam na ne ci wàllum élégance rafetul ku nekk ci benn gouvernement wala ku nekk ci architecture gouvernementale ak lu mu mënti doon étatique nekk chef de cabinet président de la République di génn di critiquer ay membres du gouvernement loolu fan koy xaare mooy ñoom seen ëngëmloo yooyu ñu def en privé mais bu ko defee en public yi tamit am na jubluwaay mooy daf may delluwaat rek ci li mu njëkk wax ci moom amaana ni nga ko génnee ci gouvernement bi neexu ko jàpp na ne kenn fayul naar bi xoromam mu jàpp ne itam ay incapable moom leen fa teg di interpeller le président Macky Sall pour tamit mu joyanti loola waaye li am solo moom mooy dalal naa fi Sambou Biagui yi mu wax li ñu mel amoon nañ ñu tàmbali woon négocier dalal naa fi kii yor école parti Pastef bi Moustapha Sarré mu dëggal li ñu mel nangul lim tur Abdou Karim moom lim na tur léegi nag borom dëj bi na jooy dëjëm ndax ñi xaarandi ba xam ndax na ñëw fii Sénégal ubbil na ko suñuy bunt bu bëggee dem ñëw Mame Mbaye Niang mu ñëw tontu. non dinaa jaar Mame Mbaye Niang daal ñëw en tout cas xam naa ne moo gën a yomb Khalifa kii ñëw. waaw moom ñëwoon na te njort na déedéet Barthélemy démocrate la ñi mën a confrontation ñi mën a débat di mais Khalifa Sall ka ca des Ousmane Sonko seen journaliste rek mu leen di laaj lañ bëgg mu leen di laaj ñu tontu ko lu ñu répété ba pare di ci tontu ñëwal ab sa loolu la ñuy dem rek li Diallo wax rek borom dëj bi war naa mën a jooy dëjëm te fii lañ ko tuumaale donc dañoo tontu. tout court. en tout cas bon man li may wax tout le temps mooy politique moom dafa lëndëm man li may wax mooy nga nekk wànnu yi xaw ma nu ñu koy waxee te parti bii nii coow am nga bëgg rallier beneen parti bi mën na nekk tamit bonne guerre mën na nekk loo xamante ni c'est politique parce que mën nga dem ci camp Ousmane Sonko amaane dañ laa yónni comme ni ko tubaab doxee nga nekk tóob bu ko defee yow comme que da ngeen war dem jàmmaarloo 2024 yow ngay xam fee ne di yóbbu fii sama xalaat la rek nag parce que tey ku toll ni Mame Mbaye Niang ñu gis taxawaay bu mu am biir APR ak gëdd bi nga xamante ne kii di président de la république jox na ko jàppuma ne amaana même bu amee lu ko fa metti ñàkk déggoo bi am biir APR même bu nekkee day dem gisuma mu mën a rallier mu mën a dem ci camp wu Sonko. man li may wax c'est des questions yoo xam ne dama koy posé wu aussi tamit que ni est-ce que le président Macky Sall waroon na génne Mame Mbaye Niang ci gouvernement bi taxawaay bi nga xam ne amoon na ko surtout bi ñuy dem ci élection 2019 yi. combattant waaw voilà man personnellement dama ko doon gis tout le temps ci terrain bi muy nekk di def ay xeex yoo xam ne ñëpp dañ ko ci doon ràññee. aussi tamit est-ce que nekkul tamit dafa génn pour wanaat waa APR ñi nga xam ñoo nekk ci biir gouvernement bi que qu'il est toujours là que moom il est capable de le faire aussi tamit wanaale Macky Sall indirectement que moo am na loo xam ne def na ko ci victoire bi nga xam ne moom la ñu am récemment. aussi tamit peut-être tekkaaral bi nga xam ne moom la nekkee woon. lii nekkul dafa génn pour justifier que ni noppiwul woon mais dafa am lu mu doon xaar quoi loolu mooy ay points yoo xam ne. gis nga man li ma jàpp. victoire boobu xam nga Macky Sall li tax mu jóge ci dindi premier ministre di wëtt garab gi ba des ca moom dong cëggal boppam xam na ne élection yi jaarul yoon. man li ma ciy wax élection yi jégewul sax jaar yoon. looloo tax mu demee nii bu jaarul yoon kenn ku nekk fañ la teg la mu waxoon. yéen ministres yi képp ku ñàkk sa gox dinaa ko digaale ak yow kon na gën waxatuñ ko kon du wéet fa mu toog nañ leen dem ak suñu xel. mais ki fi newoon premier ministre ñàkkul goxam. ki fi newoon premier ministre ñàkkul goxam. Boun Dionne Gossas. waaw mais ñàkkul goxam mais xam nga booy maasatle te bëgg a feeñalaale man maay buur doo fa bàyyi kenn ki. man li ma bëggoon wax par rapport ak li nga xamante ne nii moom la Abdou Karim Gueye Xurum Xaq wax. déjà pour man du information bu mag parce que xam nañ ne ñoom ñëpp daanaka ñoo yam léegi Sénégal ñi nga foogul ne ñooy wor ki ñu yàgg a àndal dem feneen tàmm nañ ko fi gis bu ñu demee ba gis ne askan wi xaw nañoo màbb xaw a ànd ak Diallo fekk Babacar mu ngi doon ànd ak Baara mu gis ne fii moo xaw a gën a dëgër ca Baara donte ñoo nekk ci nguur gi fi mu toll nii leeratul bu baax ñu commencé di rocceeku benn gis nañ ko au temps des socialistes bi nguuru Abdou Diouf di waaj a daanu 2000 ñu ci bari fàq génn gis nañ ko au temps de Wade
bi Wade di waaj a daanu veille bi muy demandé 3e mandat bi ñu gis population bi wàcc après 23 juin gis nañ ñu bari waxatuñu ñenn ñi sax avant seen tekkaaral googu presse bi ñu ci bari annoncé woon nañ ne fàq nañ dem fekk ji ki nga xamante ne nii moom mooy Macky Sall wala dem ci Benno Siggil Sénégal autant avant Benno Bokk Yaakaar donc pour man politiciens yi fi mu toll nii sénégalais yi xam nañ leen mis nañ seen yii ak chaque fois aussi dañuy jéem a divertir parce que pour man sortie bi mu waroon a def en tant que koo xam ne ci mouvance présidentielle nga bokk gannaaw ba jaan ba rombee watit wi des fi ñun xaaratuñu woon ay waxu yi ñu nekk di ñu wax ñun li ñu doon xaar mooy jafe-jafe yi fi nekk tembe ci réew mi enseignants yi di jooy nekk ci grève donc situation bi nekk biir université dem ba am mort ci ay xeex yoo xamante ne nii kenn xamul ba léegi lu ko lal dëggantaan njaay ak yeneen problème yoo xamante ne nii mu ngi jëm ci wàllu paju mi mbas mi nekk fi vaccin bi ñëw ñu aaki moo ko ñu naan doy naam doyul donc pour man ay solution la ñuy xaar pas ay dàggasanteeg ay xiiroo ay ŋaayoo ak ay sullante mbóot parce que de grâce pour man problème yi fi mu toll nii ñoom ñi ñu dénk bu ñu jénnee di wax non dañoo war a tegal lu leer naan ñi ci table waxuñu nag ay milliards yoo xam ne ay chiffres rek lay doon mais bu ñu jénnee ñu ne ñu solution baa ngi nii ndaw ñi suba dinañ dem commencer liggéey jàpp ci dara problème mu wàllum paju mi réglé nañ ci aslëf donte mënuñoo réglé lépp problème mu njàng mi réglé nañ ci lii étudiants yi biir université teg nañ fa loo xamante ne nii dootuñu fa gis yenn affaire yoo xamante ne nii jéggiwul dayoo yenn yi nga xam ne mooy am ci suñu tali bi permis à point yeeg accident yi ñu ngi koy wax boobu ba léegi xamaguñu solution définitive bi donc pour man bu ñu jénnee ci njàqare askan wi fi mu toll nii ci yooyu la ñu war a nekk te bàyyi politicienne bi ak déclaration yi nga xam ne amul bopp amul genn ndax seen mandat bi li ci des moo gën a ndaw fuuf la ñu jot a wëyal te boobu ba léegi sénégalais yaa ngi ci njàqare donc ñoom fast track bi nañ ko bàyyi mu nekk nañ génn ci slogan bi te wëyal ko quoi nekk ci fast track bi balaa mandat bi jeex pour man loolu foofu la moo war a nekk seen xintewoo que ay problème mu Adji Sarr ak Sonko problème mu diw def na ma nii diw def na ma naa ay déclaration yoo xamante ne nii mooy loolu gis nga Mohamed dooguma leen Babacar soo ma ko mayee gis nga kilifa dafa war a moytu yee fitna ku dul kilifa sax te boo njabootee ñépp booy wax war nga tourner sa làmmiñ 1000 fois pour xam li ngay wax boo sóoraalewul sax population bi lay déglu nga sóoraale kilifa yi parce que ba mu méttee kenn génnul kilifa yi ñoo génn ñu nangul leen ko may leen li ñu ñaan kon foofa leneen waru ci woon a topp lu dul li ngeen ñaanoon kat li ñu ñaanoon ngeen may ñu ko par force li ma war a mottali ci yéen danaa ko mottali waaye taxaw di menacer nit ñi naan li fi xewoon dootu fi xewaat taxaw di wax yoo xamante ni loolu mën a soxla dalal xel. waaye ban dalal xel. mun nekkee si benn mbir ay nit ñàkk seen bakkan président ne dootu fi amaat mooy. du nekkaat ci benn mbir yéen lu tax ngeen jël ko négativement tamit loolu jaaxal na ma li kii di la lu tax jàppoo leen ne maanaam dafa bëgg a wax ne kenn du fi dootul seetaan ba réew mi di demaat ci guute gu ni toll merci parce que xam nga lu dul seetaan ba mooy lan nga jaarale lépp loo xamante da ngay xool lay cosaanal mbir mi mbubb boo ko bëggee dindi ba morceau bu nekk nga teg ko fa mu koy teg doo jël lañ sa rek di xotti mën nga mooy wëñ nga da ngay fexe ba xam bopp wëñ nga fa mu doore nga dindi loolu ba mu set jarul te teppi sax boo ko dindee ba mu set da nga mën a tegaat li ngay tegaat ñawaat li ngay ñawaat mais Mohamed nekkuñu ci réew moomu mais est-ce que Macky Sall li nga wax nii loolu la bëgg a wax non xam nga am na yoo xamante ni am na lu mu wax lu mu njëkk a wax ñuy tàccu mu ne leen bu leen fi tàccu mitin indiwuñu fi lu tax mu wax loolu ñu tàccu mu gën a dëgëral mais Macky Sall parce que loolu mu wax loolu la gëm mais li ñuy ñaan yàlla xam nga moo doon la ñu tënk ko kilifa yi Babacar ñu nekk di ko dox am ca lu ca antu am ca lu ca antuwul nañu fexe ba loola antuwu ci alal xorri maa xaala gor bu xasee wax moomatul boppam nañu seet loola nu ñu ko réglé ba mu ni kooj mais imam li ñuy baa ma eggale nga ci nga ñëw suñ ko réglé ba mu ni kooj ñu indi teg ne la ñu ñaan bu fekkee ne respecté nga kilifa gi la ñaan parce que tamit nag ku war a bàyyi xel kilifa yi ndax tolloon na foo xamante ni lundi booba su ma juumul 8 mars lundi booba yaakaaroon naa ni xale yi meloon bu ñu leen bàyyi woon ñu fanaan noonu xëyaat noonu mën na jur leneen te gis nga na fonk kilifa yi man de dimanche ci 8 heures wax naa la ko yëg naa ni Ousmane Sonko du fanaan foofa ca kaso ba wala bu fa fanaanee
lundi ba danañ ko libéré. waaw foo ko yëgee. ah ci samay source yu wóor. kii wax naa journaliste source yi mën nga koo wax. kii wax naa ko ñoom jàllo nañ may denc seen i source. kii wax naa ko. mais yow Imaam comme loolu passé na mën nga koo wax. déedéet jarut a wax boo ko waxee xañ na lee am na lu mu yàqu man toog naa kilifa wooma kilifa gu leen jege ne ma li ngeen do man damaa yóbbante ay kàddu. yóbbante ko ci première dame. ne ko réew mi dañ leen koy dénk tàkkul bu mu tàkk ci seen loxo ñu jotal ko ko. lan la waa ji wax nga ne. kon yow mu ne ma lu tax ba nga yónnee say kàddu nga ko yónnee première dame para war ko yónnee njiitu réew. waaw xam naa rôle bi muy joué ci côté boobu. maanaam moom lu mu wax mooy am. man xam naa déet maanaam lu mu wax ak yooyu xam nga olof bu junjee wala mag bu junjee bàyyi ko ci junj bara xam naa rôle bi mu joué ak ban poids la ci am te ba mu ko jotalee kilifa googu woo ma ne ma jotal naa ko teguñu ca quelques minutes mu woo ma ne ma Ousmane Sonko dimanche danañ ko bàyyi am na leneen lu mu ca teg sax dañ ko fànq loola. am na lu Ahmed Khalifa parce que dañ ni woon ndaw si dana retirer plainte am. ah bon loolu si. billahi wal kitaab. non loolu dafa bokkoon ci waxtaan bi ni kii wala. ma dafa ne xaw ma bokkoon waxtaan liñ ma tegal laa lay wax ne la. ki ci ma fan la wax jógee ci présidence la jógee. ma ni waxuma tudd ma ba léegi présidence tudd ma ba léegi kii dama tudd ne. ñaan naa première dame. jaarale ko ci kilifa. kilifa googu jotal na ko dégg na ko. Mohamed. ba ñu paree. kilifa gaa ma woo dimanche ja ne ma tey jii ci dimanche ji. Sonko du fanaan section de recherche. lundi. dimanche laa lay wax waxuma la lundi. dimanche boobu sax si leen bàyyi. wala jàpp mu ne koor ma yi. baal ma ñëw wala ma bu fa fanaanee problème mu këyit la. comme que juge bi ñëwul dimanche. mu tegal ma ca ne ma waaye garde corps yi moom tey ci dimanche yi danañ leen bàyyi. ñu baleen dimanche ba ñu xëyee suba man booba laa ca pare waxaatuma ca boobu ba léegi maa ngi ci soog lan moo tax Adji Sarr retiré plainte bu fekkee ci waaye gis nga dafa am yoon wu mooy rek dafa am xeex yu nekk ci biir waaye fa la jëmoon parce que xam nañ ni lii dafa vide. kon daf ko bëggoon daf am ñeneen ñu ñëw si ginnaaw pour dissuader. ma ne la li ma la wax bee boo nga jàpp ko man kay li ma la wax du dañ au moins pour toog fii di waxantu lii moo ma ko wax ne ma lii dana am danañ bàyyi garde corps yi tey ci dimanche bi danañ bàyyi Sonko suba ci lundi ji tegal ma ca ne ma Adji Sarr dana retirer plainte am. ku naan laxas jaana nga ca. maanaam yow bu ñu déggee say wax bu nekkee ab complot am na sa da nga bëgg wax ne. complot bi kay départ bala yegg na ba ci première dame. xam nga complot bi dafa am lu leen Ousmane Sonko wax te mënu leen ko nangu man waxam laa gëm. d'accord yow daal première dame ay loxoom set aussi. parce que xam nga lu tax ma gën ko gëm waxtaan naa ci Diallo mii benn plateau fii ñu teg ñu topp. Diallo mii. dañuy wax man dama sos ay wax. moom daf may wax loo xam ne dafa ko mën a wax fii. waaw merci. imam wala mu tudd tur gi dafa nga am loo wax. xamante ni war na déedéet man damay bañ muy dem ñu woo la. na Diallo kaay yow ñu wax mais xam nga man man balaa muy sori dafa am lu mu. te ma waxal leen ne leen li xewoon keroog. ay responsable APR ñu ngi ci biir seen loxo ngi ci biir. toj geeg yàq gi. ay responsable yuy fay xale yi kenn ku nekk 10 000 francs jox la t-shirt. ci biir manifestation ci biir manifestation yi. ay responsable APR ay responsable APR yoo xamante ni dañu doon xeex Macky Sall ak nguuram. danoo monté ay boy pour ñu. monté ay boy jël ay t-shirt jox leen journée. yan t-shirt lañ leen joxoon. non du may am na yoo xamante ne sama la. journée ñaata lañ leen fay 10 000 francs. te ñooñu ci biir manifestation. ci biir xoolal boy yi dugg. ci Auchan yeeg. maanaam boy yi dugg ñu ñëw baal ma eggale ñu ñëw def enquête. booy yooyu tudd responsable yi. si booy yu ñu jàpp. waaw yow jàll yow tamit nag xanaa da ngay. maanaam Macky ay propre ñooñam dañ ko doon xeex. moo tax ba léegi rëkkoogul ay ndigg. mais man looloo ma jaaxal ba léegi. kon moom xam na ay noonu. looloo ma jaaxal ba léegi. kon lu tax ba léegi. non xam say noonu. état xam nga noonu dëgg gis noonu nga dëgg état bokk la ki nga jaakaarloo. gis noonu nga dëgg mooy kii nekk sa pegg. ci suuf te gisoo ko koo koy noonu. gis nga état bokkul ak adversaire yi. Macky Sall opposition bi du ñu ay noonu xam nga kuy noonu ay niti boppam ñooy noonu. waaw loolu laa lay wax est-ce que moom xam na loolu. léegi ndax dina am ay noonu. am na lu mu ci xam te du rëkk ndigg. am na lu mu ci xam. kun lan moo tax kun jëlul yaram dóor. déet du ñëpp la ñuy dóor. merci kun beaucoup ça veut dire que kun ñi def du loolu. ñëpp la ñuy dóor. kun ça veut dire ñi def loolu kun seen tolluwaay ci Macky Sall lu am doole la. ah loolu de yaa ko interprété waaye gëm naa ni man personnellement lii ma wax. du ñëpp la ñuy laal. mais dafa am benn kàddu bu fi. waaw ñu tëj ba ponk boobu ak li bu fi dem Ahmed ci Khalifa deuxième Niass suñu partie gan waxoon ne. waaw Marème Faye Sall wuutu Macky Sall nekk président moo gën fuuf ñëpp ñu nekk ci opposition bi yow ak kàddu yi nga yëkkati ci moom ban gis-gis nga am ci loolu. de man gis-gis boobu man mënuma tëb analyser ko Marème Faye Sall ci yan
capacité ak ban kii lay remplacer Macky Sall. demoon tey bu Macky Sall ne du ma présenté en 2024 jiital ko mu nekk affaire. pas remplacé mais mu nekk candidat. ndax loi bi baa nga eggale rek ndax loi bi nga xamante ni moom la ñu mën moom la ñu nase réew mi. permettre na première dame jóg wuutu. pas te doon jaaru ci baa ma eggale. non mais mën na nekk non, candidat. pas doon mais nekk candidat. gis nga candidature moom. xoolal keneen ku dul Marème Faye Sall sax bu ko neexee. na doon rakk Macky Sall. mais est-ce que ànd nga ci non Imaam lu mu wax ban mooy gis-gis nga ci am yow. bàyyi ma leeralal ko waaw, parce que dafa ban am lu gis-gis dese nga ci leer docteur Ahmed Khalifa Niass lu mu wax mooy Waaw. ci opposition bii fi ne waaw buñ ci desee ñoom rek Waaw. fal Marème Faye Sall moo gën 2024 moo gën fuuf bi mu tajee Sonko waxul loolu lu mu wax daf ni kii moo gën ci opposition bi. mais yow ban Te gis-gis gën nga ci ci am réew mi. personnellement. waaw moo gën ci opposition bi gën ci réew mi. bu ko yoree dana ko toppatoo. mais yow ban gis-gis nga ci am mag nag buy personnellement. wax. loolu loo xam tey xanaa wax ko si kanam caméra ma yi. ne la ñun déglu nañ te dégguñu maa ngi loolu. leen di seetaan demal nga déglu ji. non man fa laa nekkoon imam. demal nga déglu ji tegaat ko. non man fa laa nekkoon kay imam. waaw léegi man nag dafa am lu may wax mu dégg ko ci arab madduhun wa zammun fii dëgg na arab fii makaanin waahidin min waahidin li waahidin ajabaani maanaam ragal Sonko gannaawam ba gannaaw gi nga diw ci ni ñu koy tuddee ci lem di ko maral wëlbatiku loola nga mu génn nga ñëw fii xëpp ci suuf ragal Marème Faye Sall ban moo ciy dëgg. est-ce que moom am na pour ragal Marème Faye Sall wala ragal Sonko. mais wax dama ko gënal rek. li ñu teg nii laa wax. man la mu wax Sonko seetaan naa ko. te buñ ko demee seetaan ci réseaux sociaux ñu tegaat ko lii mu wax mooy sama ngan gi nopp moo tax mu indi lii teg. moo ca Babacar ñu teg ponk bi loolu daal di moo dem ci nekkoon deuxième partie maanaam ponk bi boo gisee nag ñu bëree bëri ay commentaires yu bëree bëri jot na cee génn waaye la nga xamante ni moo ci gën rek mooy xam nga kàddu yi yàgg na ñu ngi ko yëkkati di ko teg ne Ousmane Sonko bi métti bu métti am na ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi ñu ngi doon xalaat pour quitter bokk na ci ba moom sax barki Demba Ndiaye interview bu mu amal daal dina dëggal ne am na ñoo xam ne ñu ngi doon jaar ci suuf pour rek daal di ñëw waxtaan ba sax nag woo ñi nga xam ne ay ñoñoom leen ne Ousmane Sonko bu ñu tudd waaye na noppi di wax ci suuf am na leen loo xam ne aussi jot na ci jóg ndax ñu ko jege aussi dañoo confirmé woon carrément que ni ñu bari ci jege ñaale Macky Sall seen mébét ak seen bëgg-bëgg moo doon quitter Macky Sall ngir ñëw rek fekk si waat ki nga xam ne nii moom mooy Ousmane Sonko donc kàddu yi nga xamante ni Karim jot na koo yëkkati jàll li ma xam gis nga bés boobu yuuxu jib na fu ñu ko foogewul woon de te nañu sant gërëm suñu takk der yi ñu mat lañ bés boobu suñu takk der yi ña nekk ca bopp ba ñu mat lañ lan moo tax nga joxoñ leen. waaw nañ leen sant gërëm leen dafa am rôle bu ñu joué boo xamante ni danoo nekk bu ñu ko joué wul woon ci mbedd mi joué wuñ ko woon ba mu des ci kilifa yi ko jiite kon la mbay ñaaw dafa am fu ñu newoon fa la ñuy yem. mais am kooku sax buñ la ko waxul yow en tant que borom xel da nga koy xam. ndax am na foo non dafa ndànk. am na foo xamante ni bu ñu fa doon egg tiire du am kenn du tiire koy tiire da ngay rey sa rak doo ko def te su boobaa làmbaay ñaaw am na luñ ci joué de nañ leen sant gërëm leen ñoom takk der yi mbir na buñ ko defee ba jaxasoo am mu nekk loo xamante ni kenn xamatul fu mu jëm ma ni alhamdulilah daal nañ ko wax te ñu bàyyi xel li Sonko wax comme que daal fexe na ba ni loi moo ko fi teg yoon moo ko fi teg nañ ko bungeeg yoon nañ ko bungeeg loola ba 2024 bu 2024 jeexee na abale élection yi na ko tëral décembre 2021 muy maire yi kuy taxaw nag am na wax boo waxoon danaa ko tontu léegi kuy taxaw naan way lu tax maire yi démissionné wuñ kooku mu ngi mel ni nga ni bi mu tàngee dëggantaan lu tax Macky Sall démissionné wul ku taxaw ne maire yi ñu fal lu tax bi seen mandat jeexee démissionné wul nee léegi bi ñu ërtalee Macky Sall bërki dem lu tax Macky Sall démissionné wul ñun bokkul baat ma ñëw mais ñun mandat jeexagul waaw mais ërtal nañ ko waaw ërtal nañ ko mais ñii seen mandat daa jeex suñu mandat dafa jeex ñii liñ leen joxoon a jeexul kay lañ ko jox bu nga ko téye ngeen bëgg koo jël waaw déedéet bokkul waaw d'accord question bi nga posé soo ma bàyyee danaa ci tontu xam nga ñun suñu mandat dafa jeex ñu war fa jóge am nu ñu war a jaar pour tëral loolu pour ñu jóge fa mais loola na ko Macky respecté non yéen fi mu toll nii nag déedéet da Imam nga Ndiaye egsi foofu egsil foofu Imam Ndiaye yéen légaloo leen légitime leen kenn légalul kon ci réew mi non yéen waa yéen Kenn collectivité légalul, locale yi yéen kenn- conseillers yi yeeg yéen ñëpp mani fi mu toll nii seen mandat jeex na ña leen faloon app bañ leen faloon jeex na waa ñooñu ci ñaar boppam yëpp benn dajewu ci da ngeen a war a wàcc ñooñu ci boppam bu ñu ne nañu taxaw ne nañ leen delloo seen ndomba
ñu xool est-ce que la meilleure manière des choses nekkul ñun Macky Sall ni ñu ko fale noonu la ñu fale imam te ñi ñu fal ñun taxawaguñ nañu lii nga xamante ni moom lañ leen fale woon tekki leen seen ndombal tànk far force xam nga lu ñu taxaw wax ki nga xamante ni moo tëggoon làmb ji na tëggaat làmb ji ñu xool ku nekk lu mu mëne loolu mooy wax ji. ayca merci beaucoup Babacar di la